asalaamaaleykum mbokk yi nga xam ne yéen suivre li nga xam ne mooy la Zone 7 TV dal leen jàmm seen émission bi nga xam ne moom leen ni indil chaque lundi chaque mercredi ak chaque vendredi tey ñu nekk ci plateau li nga xam mooy café matinal tey am mbégte contentement dalal ay kàngam tey ci li nga xam mooy café matinal ku ci mel ni Abou Nekh l'artiste comédien aussi ki nga xam ne mooy l'éminent journaliste de la maison di Mame Mbaye Guèye mais aussi dañu am tey benn chroniqueur bu bees tax nee naa la aussi ci gàlle bi la nekk ci kër gi la nekk. C'est un élément actuel de la Zone 7 TV. Il s'agit justement de Farima l'enfant chéri de Sangalkam mais aussi doon na koo xam ne tey jii nii vraiment di œuvrer ci li nga xam ne wàllu éducation vraiment tamit gars yi pour ràññee ko ci li nga xam ne yenn plateau yi donc balaa may def dara damay bàyyi Abou Nekh ziar naa la. lan moo tax sa ngay njëkkee si man may nuyu. yow xam naa ne dee bu ñëwoon man nga koy njëkk a jox. booy soog nga. sama copain nga nag. oh non dee njëkkee si ñeneen ñi bu dee ñëwee nga jox leen. baax na waaw salaamaaleykum sama tuddee ay milliards yow laay njëkk a jox. waaw loolu mën naa salaamaaleykum waa Zone 7 TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo safoo di ndamoo Zone 7 TV nee naa la télé bi xew si jamono tey mën naa ne suñ doon wax Zone 7 mooy kan moom mooy inondation bi nekk si réew mi foo jaar am na ndox loolu moo xam ne tool Zone 7 foo te fekk foofu mais damay rom suñ nga ñu naa ma gis naa Zone 7 fii gis naa Zone 7 fee kon loolu la teg subhaanahu wa taala yàlla bu ñu ca topp yàlla bu ñu kenn xaar fu ñuy retaanee waaw di nuyu ñi ñuy seetaan nag surtout sama waa kër ku si mel ni sama nijaay sama pël ak nga mooy ñaari jabaram yi aaw buuru këram ak ñaari xaritu jëkkëram ak ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi si biir kër gi rek di nuyu ñëpp daal ba si fin bi après man nuyu waa ñi des ñi des acca ba tey donc dañuy def sama càmmoñ rek nuyu ziar ki nga xam ne mooy sunu vedette maison bi di Mame Mbaye ziar nañ la delloo ziar AVD naka matinal bi asalaamaaleykum alhamdulilah ñu waaw di wax tout d'abord salaamaaleykum les fidèles téléspectateurs de la Zone 7 TV di amaat mbégte ak bànneex comme d'habitude di leen présenter seen émission café matinal di leen wax bon réveil matinal à tout le monde. acca brother. waaw mon frère. ziar naa la. delloo ziar bu wér-wér. naka matinal bi. sant yàlla la. di ngeen jàmm bu baax. sant bu wér. naka waa Sangalkam. sant yàlla ñu ngi ana ministre Omar Gueye. ministre dégg nga fa. donc ñu bàyyi la nga présenté ak li nga xam mooy fidèle téléspectateur de la Zone 7 TV. D'accord, merci beaucoup mon frère et merci beaucoup à la Zone 7 TV pour la confiance. Donc nuyu naa ñëpp di leen ziar di leen màggal ci matinal bi. te voilà di am contentement bu baax a baax ma bokk ak sama waa ji Abou Nekh plateau bi. di nuyu moom particulièrement. di nuyu ñëpp di nuyu waa zone bi di nuyu waa Sangalkam surtout fi nga xamante ni fa laa yeewoo te di ñaan yàlla jàmm incha allah. acca mu ngi noonu donc nee naa leen il vient juste d'arriver moom élément de la Zone 7 TV la actuellement donc di ngeen ko gis yeneen plateau di ngeen ko gis tamit ci yeneen farne di ngeen ko gis tamit ci yeneen i dimension yoo xam ne vraiment wan leen carrément kan mooy Farima l'enfant chéri de Sangalkam là où ki nga xam ne mooy ministre Omar Gueye di yeewoo doon aussi maire de Sangalkam voilà donc dañuy continuer ak li nga xam ne mooy sunu émission de café matinal nee naa leen à chaque fois day doxal jox leen information yu leer net précis donc ak sunu jàmbaar ji vraiment il est toujours à l'affût de l'information vraiment donc muy Mame Mbaye Guèye tey ñu gisoon benn njàqare boo xam ne daroon na askanu Sénégal rawatina fi nga xam ne mooy au cœur même du Sénégal au cœur même de Dakar di incendie bi nga xam ne jotoon na am fi nga xam mooy building administratif bu Mamadou Dia yow mbir moomu tey bi nga jàngatee bi nga déggale ni mel nga demoon fa amoon yenn investigation yoo xam jotoon nga fa am ndax mën nañu si dikkaate bu gën a yaatu. bon voilà pour ñu poursuivre toujours le débat comme ni ko AVD waxee tout à l'heure voilà dañu nemmeekoon benn incendie bu amoon au niveau du centre-ville de Dakar mu nekk au niveau du building administratif Mamadou Dia boo nga xam ne moo nekk fële ci diwaanu Dakar ci centre-ville bi ñu gisoon ne incendie bi ba jusqu'à présent ñu ngi ciy def ay investigation ñu ngi mener ay enquêtes yoo xam ne jusqu'à présent xamuñu origine bi fan la jógee voilà ñu gisoon le travail bi nga xam ne sapeurs-pompiers def nañ ko police def na ko ak li nga xam ne mooy gendarmerie nationale à savoir évacuer personnel bi nga xam ne ñoo nekkoon ci building boobu noonu pour jéem a essayer mener des enquêtes pour poursuivre toujours li nga xam ne moo nekk incendie bi. mu mel ni 10e étage bi la woon. voilà moo nekkoon 10e étage bi voilà ñu gis ne carrément mu ngi doon tàkk yu xaw a am doole jusqu'à ce que xam nga voilà foofu noonu dafa nekk au niveau du centre-ville xaw na jege toujours tout près ak li nga xam ne moom la ñuy woowee palais de la République. ak aussi tamit ñu gis sapeurs-pompiers ils ont arrivé à temps même. voilà à temps donc réel. ça montre que l'abnégation bi nga xam ne am nañ ko envers li nga xam ne mooy seen réew. voilà comme lu ma wax tout à l'heure rek dafa nekk zone boo xam ne dafa xaw a sensible de trop parce que dafa jege li nga xam ne mooy palais de la République voilà te force de l'ordre bi à tout moment ñu ngi foofu noonu donc c'est normal que sapeurs-pompiers réagissent à temps voilà pour la protection
voilà du président de la République surtout ça parce que loolu daf si joué dafa am benn impact boo xam ne am na ko si parce que dafa jege de trop li nga xam ne moom mooy palais de la République te ñi nga xam ne ñoo garanti li nga xam ne am nañu voilà les forces de l'ordre toujours ñoom dañu war di réagir à temps réel voilà pour li nga xam ne mooy aar suñu président de la République. ci yenn ci ay information mu mel ni ay yenn defaraat yu ndaw wàllum électricité moom moo yokkoon na moom moo taxoon moom moo waraloon li mel. voilà moom laa wax tout juste tout à l'heure voilà parce que la police nationale ak gendarmerie nationale ak même sapeur pompier ñëpp ñu ngi def des recherches ñu ngi def toujours di mener ay enquêtes pour jéem poursuivre li nga xam ne moom moo nekkoon incendie ba ñu nemmeekoon foofu si diwaan voilà pour essayer xool les origines pour xool à réel voilà xool réellement lan moo causé loolu noonu. donc mun nañu wax ne alhamdulilah ba amul benn perte humaine. voilà mais aussi amul gu information à savoir donc ndax am na yenn perte yoo xam ne c'est matériel de haut niveau. Voilà. Mais donc tamit on va continuer mais dañuy dem ci li nga xam ne mooy naqar gi nga xam ne vraiment askanu Sénégal du mën a askanu Sénégal mais Afrique yëpp yeewoon nañ ko barki démb di. La mort de ki nga xam mooy Hissène Habré doonoon fii tey benn prisonnier boo xam actuellement benn détenu boo xam dafa nekkoon fii Sénégal donc mu doonoon animation bi doonoon démb fi nga xam ne mooy Yoff ñu dégg yéen ay témoignages tey jii nii tey boo ñu mënoon waxal kan mooy Hissène Habré tey jii nii laataa ñu dem ci Parimar mu laal lañu kan mooy Hissène Habré. justement voilà comme ni ko ABD waxee toujours rek voilà Hissène Habré dafa nekkoon benn héros africain boo xam ne voilà dafa marqué li nga xam ne moom mooy la politique africaine. voilà mu nekkoon une légende pour voilà la politique africaine pour tout jeune boo xam ne mu ngi projeté aussi si lancé boobu noonu waroon na ko jël comme référence voilà parce que nekkoon nañ si jàmbaare yi daan taxaw di xeexal li nga xam ne moom mooy Afrique voilà pour ñu xam tuuti si Hissène Habré pour ñu def benn genre récap de 30 secondes pour xool li nga xam ne mooy sa biographie dañuy gis ne Hissène Habré est né le 13 août 1942 à Faye-Largeau et mort le 24 août 2021 à Dakar. Était un homme d'État tchadien, membre du peuple Toubou. Il était président de la République du Tchad de 1982 à 1986. À 1990, autant pour moi. Voilà, à la suite du coup d'État qui renverse Goukouni, voilà, mu ñu gis ne voilà. ci coup d'état boobu noonu ci la accédé woon au pouvoir en 1982. voilà mu resté toujours au pouvoir jusqu'en 1990 ñu gis ne carrément war na marqué li nga xam ne mooy l'histoire tchadienne. donc ñu waroon ko tëj à perpétuité. far mu atteindre li nga xam ne mooy la Covid-19. tey kon donc ça montre que donc Covid-19 ba tey mu ngi am parce que suñu xoolee moo fi jëlee ki nga xam ne mooy. yenn ci ay autorités yenn ci ay kilifa diine yoo xam ne yenn ci ay kilifa aada yenn ci ay membres yoo xam tey jii nii ñu ngi fii di nga xam ne diwaan Sénégal donc ci même Pape Diouf donc tey jii nii yow étant chroniqueur yow tey daan nga ñu mën a wax ci li nga xam ne mooy le cas de Hissène Habré aussi la Covid-19. cas Hissène Habré moom damay ni c'est une perte africaine. parce que tey jii nii mën naa ne Afrique ñëpp ñoo perte. parce que Hissène Habré c'était une image boo xamante ni képp ku jeune. te nga toog ci voie boo xamante ni gisoo lu dul sa réew. tey jii nii da nga ko waroon référence parce que tey yàlla def na dafa liggéeyal Afrique. dafa jóg yàgg dox ngir Afrique te yàgg xeex aussi ngir Afrique. donc c'est une image à l'image de Thomas Sankara. ay ñoom Kadhafi ñoom ñëpp ñi nga xamante ni jaar nañ fi te defuñu woon dara lu dul. jëmale Afrique kanam donc kooku c'était une image. donc tey mën naa ne mu ñëw ba Sénégal yàlla jëlee fi bakkanam ba tey jii ni mu tëdd fii ci Yoff lu ñu def dara dul ñaanal ko rek yàlla jégal ko. yàlla kii ni géré ko ni mu ko war a géré rek. jàppale ko bu baax a baax a baax. abu ne Hissène Habré. Hissène Habré. yàlla na yàlla yërëm. xaaral ko àjjana. man foofu li ma si xuus parce que li ma siy wax rek mooy message bi jàll na. dégg ngeen li ñu wax ñoom ñetti ñëpp. parce que dama dégg ngeen koy ñaanal pare di ko tàgg di wax mbaax yu mu def. kon yéen ñi fi nekk ay président war ngeen a xool si ñooñu noonu. parce que avant ñuy dee ñu ngi maa ngi dégg seen rumeur yu baax. xeexal Afrique yéen ñi fi nekk nag Sénégal sax xam nga muy loolu kon président Macky Sall yow laa waxal nga fexe góorgóorlu ba bis boo deewee yàlla na yéex. non si man samay wax amul lakki. waaw bis boo deewee yàlla na yéex. xam nga ñu toogaat fii di wax ne Macky Sall vraiment moo defoon li may defal nit. mais ba ñu fi toogee nga dee nit ñi xam nga muy loolu. dañ naan néew moom bu deewee dañu waxal ko mbaax fàtte ñu boni. mais daal damay ñaan yàlla président Afrique yëpp. wala ñi nga xam ne ñoo pare pour nekkal Afrique. dañu xool ci Hissène Habré parce que yàlla xam na ne. def na loo xamante ne vraiment loolu ñëpp a ko ràññee. voilà donc ba tey nee naa leen avec Mambay Gueye daf lay jox information yu net. donc aussi on peut aussi juste parler de sport laataa ñuy dugg ci li nga xam mooy rubrique éducation. L'international Sénégal Edouard Mendy nommé
meilleur gardien de l'UEFA. Voilà donc mu nekk une fierté nationale toujours comme nu ma ko waxee woon la dernière fois ci café matinal voilà bu ñu gisee performance yi nga xam ne moom la des ci saison 2020-2021 mu nekk voilà une très belle performance venant de Edouard Mendy mu nekk toujours une fierté nationale ñu gis ne démb lañ ko nominé li nga xam ne moom moo nekk le meilleur gardien voilà de la Ligue des Champions autant pour moi voilà donc mu nekk loo xam ne Sénégalais yëpp kontaan nañ ci voilà supporter Chelsea yëpp kontaan nañ ci mu nekk tamit une fierté nationale toujours comme ni ñu koy waxee mu nga xam ne mu ngi porter le drapeau national di ko yóbbu au niveau des pays occidentaux di fa représenter le pays donc c'est à saluer mu ñu gis ne assisté wul woon ci cérémonie boobu mais il a fait un très beau discours voilà pour féliciter boppam pour féliciter li nga xam ne moom moo nekk son équipe di féliciter staff beeg voilà ses gardiens ses entraîneurs yi nga xam ne ñoo ko doon entraîner durant voilà cette saison. Fary Edouard Mendy nommé meilleur gardien de l'UEFA yow tey ban constat nga ci def ak ban message nga ci lancé. loolu moom fierté la si ñun ñëpp sénégalais parce que jamono ji mën naa ni Sénégal dañu nekk si tànku fës si football parce que yàggul dara aussi Sadio Mané defoon na la même chose dem ba bokk ci classement top 5 Ballon d'Or loolu nekkoon benn fierté mu ñëw ba jël Ballon d'Or africain ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci tànk bi notamment Edouard Mendy mi nga xamante ni ren dafa fësal li mu def wax dëgg fa neex yàlla mënuñ ko bañal donc du ñu def lu dul féliciter ko di ñaan yàlla li nekk si li des si carrière am mu mën cee def leneen ak leneen lu ko raw incha allah yàlla lii ñëw ëpp gën li fi nekk. ok voilà ba tey nee naa leen donc Abou Neex du ma la laaj dara ci sport parce que yow moom mooy loolu. waaw. Abou Neex tamit sport yow donc loolu nga xam ci sport. Edouard Mendy moom lañ jox meilleur gardien UEFA. chrétien bi. waaw. kooku jàmbaar la suñu njaago national bi. kooku jàmbaar la de. ah jàmbaar la. mais lan lañ ko jox. moom moo jël meilleur gardien si li nga xam ne UEFA Champions League bi. mooy Afrique kese wala monde bi. non lépp. Ligue des Champions lépp monde bi yëpp. waaw loolu kay lu baax loolu moom nee naa la Sénégal dañuy yàgg ci ay jaloore gis nga loolu jëruñu si débat parce que dama naan tubaab yi dëgg la am nañu ay njàmbaarte mais ñun dafa bëri jaloore yoo xamante ni loo wax ñu la Sénégal man loolu jaaxal na ma de loo fi créé lu baax rek wala lu njàmbaarte rek trophée rek joueur Sénégal lañ lay wax wala kuy daw dëkk Sénégal fecckatu Sénégal woykatu Sénégal man daal Sénégal daal jaaxal na ma ndam rek lañ ak mu ngi noonu donc merci beaucoup Mbaye Gueye ci information yi nga xam ne vraiment yaa ngi koy jox li nga xam mooy askan bi wante dañuy continuer rek dem ci beneen rubrique on va parler de rubrique boo xam ne tey jii nii lu soxal askan bi la parce que yaakaar naa ne ku ne njiitu réew tey am na fu mu jaar parce que tey jii nii tamit mënoo diriger yenn yi nga xam ne yenn responsabilité te jàngaluñ la donc on va parler juste de l'éducation avec notre cher Farima tey éducation bi juste ñu jógee ci la mooy examen baccalauréat bi fem ñu gis taux de réussite surtout à Sangalkam doon école kii bi nga centre bi nga xam ne moo jël premier ci li nga xam mooy département bu Tëngéej avec 74 virgule quelques %. donc tey nga nekk à Sangalkam donc loolu doon fierté ci yéen tey jii bu ñu la waxoon tey pour nga indi ñu li nga xam ne mooy wàllu éducation tey fan ngay dooree. waaw d'accord di leen jaajëfal ci laaj bi dama ci sawar a tontu parce que man je suis je peux dire un acteur de l'éducation te yaakaar naa ni Sangalkam ku ko wax léegi félicité ko ci ay résultats lu ko dooree CFE bi nga xamante ni ñoo jël premier ci IEF bu département BFM de même baccalauréat de même donc loolu dañ ci sant yàlla bu baax a baax mais aussi du ñu remercier sans pour autant remercier corps professoral bi nga xamante ni moo téye xale yi jàppale leen ba ñu àgg fu ñu àgg te mën naa ni Sangalkam li waral tax sax tey jii nii éducation bi demee noonu amicale yi ci la parce que dañoo safoo dem ay amicale yoo xam ne dañuy œuvrer dans ce sens là lu ci mel ni amicale communale bi nga xamante ni moo ëmb lépp luy Sangalkam Noflaye et Jaxiraat seeni amicale communale bi donc dafa nekk amicale locale yi tamit nekk localité bu si nekk amoon nga sa amicale boobu te ci loolu laay félicité bu baax a baax amicale locale yëpp ak amicale communale yëpp rawatina AS bi nga xamante mooy amicale des élèves et étudiants de Sangalkam parce que depuis mars si biir année scolaire lañ commencé def ay tutorat chaque ngoon ñu woo xale yi di leen jàppale di leen réviser nekk di def ay exercices di former wu dans ce sens là di waajal examen yi te loolu depuis mars ba jour examen yi
examen yi jot ñu nekkaat ak ñoom encore ci biir centre d'examen yi di leen defal gel di leen may ay masque tout ça rek pour jàppale leen pour dalal seen xel parce que examen moom da ngay soxla soutien psychologique ak soutien technique moo tax amical bi taxawee na noonu te itamit képp koo xamante ni ne nga sànkam jàpp nga ci bu baax a baax donc éducation moom mën nañ ne instant bi ni si zone bi suñu xel dal na parce que Bambilor bi ni sax macha allah seen résultat yi tamit c'était vraiment très bien te loolu dañuy ñaan yàlla mu gën a jëm kanam parce que ñun loolu kese mooy li nga xamante ni lañu mëbët dans ce sens là ñu gis aussi taxawaay ki nga xam ne mooy Elimane moo cherche jumeau donc aussi ñu gis aussi taxawaay bi nga xam amoon na ko di jàppale ci nga xam xale yi mu am réussite 100% ci nga xam da leen doon encadré AS bi tamit dëgg la mu ngi doon def yenn ci ay démarches di jàng jàppale yenn xale mais man su ma bëggoon ñëw ci li nga xam mooy pourcentage baccalauréat bi yow tey lan la ñu si mën a yaatal en benn résumé ci benn résumé de 30 secondes. D'abord comme je le dis rek dañuy sant yàlla bu baax a baax pourcentage bi ça c'est autour de 74,32%. te loolu mën naa ni li ci ëpp sax ci pourcentage bi série scientifique bee ko génnee donc loolu rek déjà c'est quelque chose de très prometteur. parce que nee nañ Sénégal jamono yi nous avons besoin plus des scientifiques que des littéraires. donc sant yàlla alhamdulilah. di wax ne rek affaire yi moom amul dara lu dul jàng di yaru teggin pour mën cee génn te yaakaar naa ne sànq mu ngi dégager image boobu noonu de par l'engagement des jeunes et aussi la ferme volonté d'apprendre donc sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah. voilà man may comme ni ko Farid Mar waxee mais man du ma lay yóbbu ci li nga xam mooy diwaanu Sangalkam mais dama lay bàyyi fi nga xam mooy diwaanu Bambilor tey jii nii ñu gis tamit pourcentage bi nga xam ne génn na ci BFEM bac bi CFEE bi tey yow boo doon def benn récap en 30 secondes nan lañ ci mën a wax tey. voilà comme noo ko sama confrère waxee tout à l'heure rek voilà éducation boobu dafa nekk benn aspect boo xam ne c'est fondamental dans la vie voilà kenn mënu ko échapper quoi parce que comme noo ko waxee tout à l'heure ci amorce bi voilà dafa nekk benn phase boo xam ne phase préparatoire la pour ñi nga mën a projeter wu voilà pour nga mën a viser li nga xam ne mooy l'excellence voilà pour que nga nekk un président de la République pour que nga nekk un ministre un député un juriste et cetera voilà il faut daal nécessairement que tu sois calé dans ta tête professionnel voilà pour que nga mën a exercer yenn métiers il faut daal nécessairement nga passer fi nga xam ne mooy voilà le temple du savoir ñu defee benn genre récap comme ni ko defee woon l'autre jour dugg nañ ci centre yi nga xam ne ñoo nekk au niveau de la localité gis nañ ne que carrément voilà xale yi def nañ tout ce qu'il fallait voilà ils se sont rendus à temps voilà fi nga xam ne moo nekkoon ci centre d'examen yi ñu gis ne ne carrément taux de réussite bi xawoon na am tuuti doole voilà ñu gis ne carrément système éducatif du Sénégal bi tamit voilà xale yi ñuy commencer relever le défi ñuy commencer comprendre voilà d'une part voilà je dirais pas que xale yëpp parce que y a des personnes yoo xam ne voilà war nañ leen gën a conscientiser comme ni ko voilà amicale yi nekk Sangalkam di defee pourquoi pas amicale yi nekk Bambilor gën a pousser les jeunes à ce que ñu gën a fonk voilà l'éducation bi nga xam ne moom parce que boo xoolee amicale yi nekk Bambilor voilà xaw nañ sooxe bu baax a baax parce que même man en étant étudiant waroon nañ ñu gën a mën a encadrer waroon nañ ñu gën a mën a expliquer la vie universitaire avant ngay dem di gën a comprendre ce qui se passe là-bas parce que mën nañ ne gis nañ ne la vie universitaire c'est un peu compliqué jusqu'à ce que dafa laaj benn phase préparatoire boo xam ne dañ lay expliquer les conséquences yi nga xam ne moom nga fa nar a affronter voilà pour que nga mën ci veiller bien avant affaire yooyu di ñëw di dal sa kaw voilà mais exhorter à ce que amicale yi ñi ko diriger woon nañ gën a façade jom dañ gën a voilà muyoo la mayo parce que des na bu baax a baax pour ne pas vous mentir seen liggéey des na bu baax a baax bu nekkee amical yooyu noonu ñu ngi dox ba léegi-léegi comme nañ jël référence yi ñi nga xam ne mooy amical yi nekk Sangalkam parce que man assisté naa seen kii genre forum bu ñu fa organisé woon voilà bu mu nekk journée d'excellence merci beaucoup présidé par le ministre Omar Gueye voilà donc mu nekkoon une conférence boo xam ne voilà conférence bu am njëriñ bu am solo ñu gën a réinsérer ñi nga xam ne mooy élèves yi ak étudiants yi surtout voilà mu nekk loo xam ne voilà c'était une fierté pourquoi pas les étudiants de Bambilor ñu gën a façade jom ñu gën a muyoo la mayo comme je l'ai dit tout à l'heure voilà di encourager aussi Farima suñu confrère voilà ci li nga xam ne mu ngi ciy yëngu mooy ci système éducatif bi voilà pour à ce que mu gën a booster les élèves ñu gën a fonk li nga xam ne mooy l'éducation nationale abonné jàngale tey bu ñu doon wax tey diwaanu Bambilor ndax sooxewul mais xam nga affaire yi moom sooxewul sax mais dañ naan fas boobu lu ma daw mais day baax ñu làbbali ko dañ ci yokkaat xam nga gën a xam ne tamit éducation mooy lépp nit ki moom dañ naan li ñooy dégg ñu naan ko yar lu mu la mayul rek réew di la ko may mais ci waxin quoi mais ci dégg ne sant bi soo xoolee Sénégal ni ma koy faral di waxee
si wàllu jàngale bi ak jàngale dafa am lu bëri loo xamante ne mooy manqué ay matériel wala manqué ay moyens surtout tey soo demee suñu village ñun école yi bëgg nañ jàngale musée yi dañuy jàngale naaj mais amuñu courant xam nga machine ordinateur yi ñu war a kii ak yu bëri yoo xam ne dañu ko war di télécharger amuñu ko kon nañu xam ne njàng bi baax na lool mais day fekk mu laaj matériel yu mot xam nga yoo xamante ne lépp loo xam ne lu ko war rek dañ koy def ci biir di wax daal gars yi moom élèves yi tamit nañu xam ne jàng mooy lépp ku dem école jàngi na nga jàng mais dafa bëri ñoo xamante ne dañuy jéem a jàng te jànguñu dañuy nekk di taxawaal def lu leen neex bu bésee jotee ñu bëgg am bu bag bi bésee jotee ñu bëgg am loolu tamit di dëgg di yoon moo tax su demee ba si fii day feeñ ci entreprise yi da ngay dem ba nekk si entreprise bu mag mais loolu day feeñ ci yow mooy ça veut dire que jàngoo woon am nga nag chance yàlla mooy na la diplôme mais après sa comportement dañuy xam ne yow mi c'était ni laat Farimar laataa ngay jeexal juste ñu bëgg a xam tey jii nii les amicales yi nga xam tey ñu ngi fi nga xam mooy diwaanu Sangalkam tey jii lan la ñuy prévoir ci li nga xam mooy li nga xam ne mooy vacances yi parce que tamit actuellement ñu ngi ci vacances. donc en une minute lan nga ci mën a wax tey actuellement. parce que vu que tamit yow gis naa tamit tu œuvres ci cadre boobu noonu déjà yaa ci seen relation extérieure maa ngi gis tamit ngay encadré yenn booy ci actuellement vacances. mais Ali est-ce que mën nga ci Ali balaa nga commencé question doo ko wax moom bopp bi ni muy def nii émission yi continuer dina gaañu de moom nii lay def rek nii. sa bopp bi day wadd de waaw gis Aliou Mbadé moom kii naa nii rek nii lay def nii waaw ñëw ci question bi maa jéego allez Fary d'accord leçon si d'accord incha allah comme ni nga ma ko laajee rek amical bi moom comme ni ma la waxee amul vacances amul noppalu parce que année scolaire dañuy nekk ak élèves yi nekk ak ñoom aussi ci vacances yi aussi dañuy nekk ak ñoom parce que déjà présent rek on a démarré nos cours de vacances le mercredi lañ démarré cours de vacances yi te ñetti amical locales yëpp ñu ngi def cours de vacances Noflaye Sangalkam comme Ndiakhirate bien vrai que Ndiakhirate ak Noflaye c'est cette année lañ koy soog a démarré mais Sangalkam moom commencé nañ ko il y a plus de 10 ans chaque vacances dañuy def ay cours de vacances yoo xamante ni élèves yi dañuy ñëw ñu jàppale leen de la CI à la terminale te ay étudiants kese ñi nekk première année deuxième année wala ñu nekk master ñoo fay nekk di leen jàngal di leen jàppale bu baax a baax parce que peccum liir bu neexee ndey jaay jàpp su mbagee te tey ji mën naa ne éducation Sangalkam amicale gi mooy ndey donc tey bu baaxee rek mën naa ne c'est à travers l'amicale à travers les institutions de l'amicale ak ses activités parce que ay activités purement pédagogiques la donc à chaque fois rek dañuy jéem li nga xamante ni mën nañ ko as néew ñu def ko ci éducation ba mu mën a jëm kanam te incha allah ci tànk yooyu duñ ci mës a jóg amical dina mës a continuer dans ce sens là te tamit dañuy invité ñëpp ci zone bi que ce soit Bambilor Gorom ñaar bi ñëpp ñu jéem a def comme ni ñuy def parce que tey jii nii boo ko defee sa réew nga ko defal sa réew nga ko defal parce que amical nga organiser ko yombul de yombul wax dëgg fa neex yàlla parce que lu bëri di nga ko def di nga ko bàyyi di nga sacrifier lu bëree bëri mais juste savoir que boo ko defee c'est un don de soi pour la patrie boo ko defee defaloo ko sa bopp mais say rakk nga koy defal ak say frère donc tey jii ñun dañuy dem après nag la nga xamante ni bàyyi nañ ko parce que sant yàlla lay doon alhamdulilah parce que dara dàkkul ñu ne la lan nga defal sa réew nga ne man de lii ak lii balaa nga kaa wax sax ñi ni kii de def na fi lii donc loolu sant yàlla alhamdulilah donc di invité ñëpp ñu insérer dans ce mouvement là jàppale jeunes yi jàppale booy parce que loolu kese la ñu am dañoo jàppale ba ñu toll fii donc maintenant nag dañuy jéem a def li nga xamante ni mën nañu ko rek vraiment mu ngi noonu donc c'était Farimar dans rubrique éducation mais dañuy dem li nga xam ne mooy page pub mais Farimar day dem day tàggatoo waaw Farimar day tàggatoo après mais Farimar dafa lay laaj ngir yàlla xam nga moom damaa dégg ci moom lan la bokk ak Faramareen Wally Seck wala moom daa far ci Macky Sall wala moom Farba Senghor mbokkam la wala moom Farafeñe la dëkk wala man dama bëgg a xam yooyu noonu bal la ci quoi balaa muy ñibbi may laajte Faramareen nga wala Farba Senghor da ngaa bokk sa mbokk la wala da ngaa far ci état bi wala Farafeñe nga dëkk man damay riim de daa am kuy ñëw ba mu commencé riim non bul en affaire tey rapport bi ñëw dinaa ko foog dama koy foog sur plateau direct dama koy foog ajeton mu ngi noonu c'était rubrique éducation avec Farimar laataa ñu dem publicité ñu bàyyi ko juste mu tàggatoo ñu akkee li nga xam ne mooy suñu invité du jour Fary ñu bàyyi la nga tàggatoo waaw d'accord d'abord jërëjëf ci invitation bi tey ça a été un plaisir de partager le plateau avec vous notamment Abou Neex maa ngi lay siyaar bu baax rek di la wax ne nag Faramareen ni ñoom ñoo ma topp mais man topp ma leen ñoom ñoo ma topp quoi man topp ma leen bon juste pour tëj c'était un honneur vraiment de participer à ce plateau te di nuyu ñëpp di commencer nuyoo bi par yéen ak ñëpp ñu nekk Bambilor parce que man nitu Bambilor laa Bambilor fii def naa fi 6e ba 4e balaa maa delluwaat Sangalkam donc dama leen remercier ñoom ñëpp notamment la famille avec
ak Baye Dame Niang ñi nga xamante ni ñoo ma dalaloon ma nekk ak ñoom maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu tamit waa Sangalkam ñi nga xamante ni tey mën naan lépp lu ma doon ñoom la parce que foofu laa commencé sama lépp foofu laa dooree sama lépp ba tey sant yàlla alhamdulilah di nuyu sama yaay bu baax a baax di ko siyaar mën naa ne moom mooy sama sëriñ di nuyu sama papa tamit si ñaan yeeg lépp di leen nuyu yéen ñëpp suñu waa kër di nuyu ñëpp di nuyu amical bi di nuyu waaw notamment sama copain Moussa Labou Bari ak Aliou Ndiaye ñi nga xam ne ñoo ma gën a sonal ci amical bi macha allah maa leen di siyaar leen màggal ñoom ñëpp di nuyu tamit professeur yi nga xamante ni jot nañ ma téye jàppale ma bu baax parce que tamit tey fu ma egg rek ñoom ñoo tax donc di sant yàlla bu baax alhamdulilah di ñaan yàlla jàmm yàgg yàlla jàmm ko seeroo si bul fàtte waaye fàtte nga sa gel bi de fàtte nga gel bi de ñii ate ñooy laaxat fàtte nga sa gel bi dootu nuyu yow mais nag gis nga kii dafa baax moom dama ko njëkkee gis day rëy rek moo tax ma koy ruubee ni mais vraiment nit ku baax a ngi te kii ku jar a jàppale la parce que lu mu fi waxee ci wàllu éducation te ñii boo leen jàppalee day réussir mais sa gel bi war nga ko nuyu nag allez merci beaucoup Fary donc ñu lay libérer da bàyyi la nga daw balaa ñuy laata ñuy accueillir suñu ki nga xam ne mooy suñu invité du jour mais ci noonu dañuy dem seet dina mooy page bi avec Rema Fashion xale bu baax bi ñu dem ñëwaat Fulla day jaay grossiste la ma songo benn xale bul ma takkal bajo bajo li nga doon jaay tey mu lamb waay ñëwal ma mosal la doole man dama bari doole xale bu la tooñ ñëw nang ko du ma suma sañse ba dem si na rek la buddi ndax dama bari doole doole yëpp doo seen morom waay doole yaay man dama bari doole ku la tooñ ñëw dee ko du ma suma sañse ba Rema Fashion bi nga xamante ne moo yor boutique bi nga xam ne moo nekk en face Kër Sëñ Touba bu fekkente ne da nga jógee Njaasaan wala Tëngéej di ñëw da lay féete sa côté càmmoñ bu fekkente ne da nga jógee Gorom Bayax Kayaar daf lay féete sa côté ndijoor waa may wax sama mbokk yi nga xamante ne ñoo nekk ci zone 7 bi yëpp ñu ñëw doxantu ci bitigu Rema Fashion bi nga xamante ne day jaay prêt à porter am na góor damay solo góor ñi damay solo jigéen ñi en même temps am na cosmétique damay jaay dàll damay jaay sac loo bëgg daal defe naa boo ñëwee ba ci Rema Fashion incha allah di nga ko fi fekk may woo ñëpp ñi nga xamante ne rek ñi ngi seetaan zone 7 TV ma leen di woo ñëpp ñu ñëw doxantu ci boutique bi ñëw xool ci bagage yi nga xamante ne mu ngi fi am na fi ay poudre marque crayon lépp loo xamante ne rek même ay tissus aussi dañ koy jaay lépp loo xamante ne rek nit daf koy bëgg moo xam góor moo xam jigéen la soo ñëwee ci boutique bi di nga ko fekk may woo ñëpp rek di kontaan bu baax ci waa Zone 7 ñi nga xam ne tey ñoo ñëwoon seet si Rema Fashion ma leen di féliciter di leen encourager di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm yéen a xam lépp loo leen bëgg ci seen liggéey yàlla na leen ko yàlla defal ñu dem ba leen di dégg comme télé yëpp ay Sen TV TFM macha allah di leen wax nag di courage xëcc moom bu dagul dikk te dina baax incha allah kontaan naa ci yéen bu baax a baax. waa ku soxla sama numéro téléphone da ngay def 77 100 62 52 77 162 52 mooy numéro téléphone Rema Fashion mooy WhatsApp bi tamit képp koo xamante ne rek bëgg nga jot Rema soo ma woowee ci numéro boobu di nga ma jot incha allah 162 52 waaw may nuyu ñëpp nag di nuyu sama famille tout ça ñëpp bàyyiwuma kenn merci beaucoup. man mii duma maye dara. del yor sa xiit di cawe nasiba. fekk naa sama place dama xëccoo duma maye dara. bul maye dara caw da siiba. sooy wër yow fi lay faañool. am na fi. fulla day jaay grossiste la. bilaay am na fi. dama songo benn xale bul ma takkal bajo bajo. li nga doon jaay tey mu lamb waay ñëwal ma mosal la doole. man dama bari doole. xale bu la tooñ yow nang ko du ma suma sañse ba dem si na rek la buddi ndax dama bari doole. doole yëpp doo seen morom waay. doole yaay man dama bari doole. ku la tooñ yow dee ko du ma suma sañse. de retour sur le plateau avec li nga xam ne mooy café matinal donc ginnaaw bi ñu xoolee sunu page pub bi ak ki nga xam ne mooy Rema Fashion dañuy dalaat li nga xam ne mooy sunu café matinal
mais dañoo am deuxième partie bi benn artiste invité jeune talent xale bu ndaw la yàggul door ci li nga xam mooy milieu hip hop rawatina fi nga xam mooy diwaanu Bambilor mais tamit foo tuddee li nga xam mooy Galsen rap hip hop da nga ko tudd fii ci diwaanu Bambilor donc xale la boo xam actuellement mu ngi persévérer ci li nga xam mooy milieu hip hop bi mais tamit nee naa leen loo mënta def te amoo entourage bu baax rek amoo ginnaaw du dem man dafa am ñu ma jàppale ba tey ma am fi toog fii nii donc di mën a wax ak yéen te aussi kooku dafa am ku ko jàppale ba mu toll fii tey jii nii donc laata may dara may bàyyi rek mu bàyyi ko mu présenté ak li nga xam mooy téléspectateur de la Zone 7 TV il s'agit justement de MC Kobza Kobza ziar na la. waaw maa ngi ziar mu ngi dëw. waaw maa ngi seet. mu ngi baax. yaa ngi koy yëg. yaa ngi koy yëg bu baax ay gold nga taxe de gold. waaw gis nga de. waaw donc ñu bàyyi la nga présenté ak téléspectateur de la Zone 7 TV. waaw asalaamaaleykum rek. waaw maa ngi nuyu waa Zone 7 bi yëpp. waaw sama gars yi ma àndal fii su mel ne ay repère pour ay ñoom mbay laa. daa ma gën a xam. di kontaan ci invitation bi maa leen di bëgg bu baax yéen ñëpp. ayca mu ngi noonu donc dañuy continuer ba dinaa leen xale la su ne xale la rek donc am na lu bëri loo xam la mën la ëmb quoi donc day am loo xam tey jii nii maanaam lu ñu def si bopp bi la donc te boo doonee xale am loo bëgg nekk ci gëm ko da nga ci am réussite fa force parce que dinaa leen loo jàngul doo ko tari. tey jii nii MC Kobza tey bu ñu bëggoon a wax ci tey kan mooy Kobza lan fan la Kobza tuuti fan la jógee tey lan nga ñu mën a wax tey. waaw MC Kobza benn booy la rek. waaw booy bu nekk Bambilor. sama nee bi ni ñu commencé si Kobar quoi. noonu laa sant après mu changé ko def ko Kobza. donc Kobza foofu la jógee. Kobza foofu la jógee. tey maanaam yan son tey jii la Kobza mos a def la dooree maanaam tey loo gis rek benn lay commencé fan la Kobza dooree ci li nga xam mooy hip hop Galsen. waaw sama sama mooy njëkk a génnee nag est-ce que du may laa foog la pro. ay temps ñoom laa ñu ko na àndal quoi benn son. benn featuring ak may laa maa ngi koy sant bu baax. voilà moom moo njëkk a jàpp sama loxo. yi yóbbu ma si doo tamit. donc maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm. donc fay quoi. ay temps boobu laa commencé. jour boobu laa njëkk a dem. yan son nga jot a dóor bi nga commencé parce que maa ngi gis ngay annoncé benn sound benn single recto verso sortie officielle le 4 septembre bii di ñëw mais laataa ngay jëm foofu est-ce que mën nga ñu wax yenn son yoo xam ne jot nga ko def ci avant ñuy wax ci li nga xam mooy single bu bees war a génn. waaw avant single bees génn naa benn son. mu tudd droit yi na nga taan. ak SBN bi seen bàyyi moo teew. yaa ma gën a xam. am naa benn featuring ak Mbayla. ak Mbayla. waaw ak beneen featuring aussi ak Paco le Pro. waaw beneen featuring ak Paco le Pro ak Mbayla. donc mu mel ni aussi Kobza mu ngi représenté li nga xam mooy yenn concert yi nga xam mu ngi am diwaanu Bambilor. waaw mu ngi représenté fii rek. yaa ma gën a xam. affaire yi moom daan gën a rek ñu ngi ci kawam. show bi nga def keroog Comico lan la. ban secret la aussi Pablo Kobza dafa am benn ginnaaw ay booy yu bëri topp si ginnaaw su ñëwee concert boo yéegalee Kobza rek concert boo moytu bu jeexee day tas. naa ñëw sax mafia bi la rek. maa ngi leen di nuyu bu baax. instant yii xam naa yow muñ sax. waaye moom mooy loolu bu baax. amu neex tey nga am ki nga xam ne mooy Kobza. lan moo tax comme di mooy looy mooy ah baaxoon Kobza tey doon invité du jour tey. waaw Kobza avant tout d'abord ñu koy nuyu bu baax di ko bëgg di rafetlu dugg si bi parce que yaa ngi gis muy mel ni ku ne tekk te fii xam naa ne si kanam dina yëngu ba mel ni cappar ndapal fii amul tekk Kobza de di nga yëngu di nga wax de tey di nga rap di nga freestyle pour sa line improvisé yi xam nga hardcore yi lépp day génn fii ci plateau bi ba pare dafa tudd lu am solo mooy jàppale ñi ma jàppale mënoon na toog fii rek nuyu waa këram nuyu sa waaye mais wax na ku si mel ni Mbaye laa xam nga mooy dégg mu naan rapport ñaay bi moom nekkul rapport dëkk bi de rapport ñaay bi mooy àll bi ñax yi nekk foofu moom mooy rapport ñaay bi nee na man kooku jaaxal na ma di ko nuyu bu baax moom Mbaye laa xam nga di ko béggee bu baax a baax di wax rek man benn question avant ñuy du xuus Kobza dama koy laaj Kobza laa dama koy laaj ndax rab bi muy rab da ciy pare pour tekki ci walla damay laaj rek question la de man samay question Kobza tontu. waaw rajo boobu dama koy yàgg bëgg rek. rajo moom instant yii loolu gëm rek di ci génn. te instant yii moom ni ñu ko gëmee nii. waaw bi day fay rek. yow nga xam. day fay rek nee na ñoom gëm suñu bopp ñoom pare fépp. instant yii ñu ngi waaj lu garaaw nag. bu génnee rek ndax booy tàkk fii ñëpp la ñuy fay.
Basiir bi rapport ñaar bi day fay. non dafa leer. surtout kii bu bare rapport ñaar bi day fay. day fay loolu dafa leer ma bay. yow mais yow baaxoo. tout d'abord dama naan ko dalal ak jàmm comme abonné fu mu terminé tout à l'heure rek voilà ñu gis ne que carrément voilà dafa ñëw ànd ak benn sérénité boo xam ne voilà c'est rare nga gis ko si benn. non il est cool na dafa yaru justement dafa yaru rapport bi yaru. voilà tout d'abord dama naan ko bonne continuation et parce que gis nañ engagement bu mu am ak détermination parce que c'est un homme déterminé d'après nu mu waxee. voilà parce que mu ngi naan mu ngi teg ay projets yu am doole yoo xam ne voilà mën na parce que bu ñu gisee Dip Doundou Guiss tamit fii la départ. effectivement voilà en étant jeune la nekk si mbedd mi di freestyle di def ay voilà ay yenn genre compétition yi ba tey muy cartonné au niveau international. donc man lu ma bëggoon a xam rek mooy est-ce que MC Kobza moom mu ngi projeté wu di xalaat dans l'avenir di teg des projets yoo xam ne mu ngi viser boppam voilà foo xam ne mooy si au niveau bi. waaw artiste moom ab rapport da nga war a am plan de carrière quoi. voilà kon instant dañoo teg suñu plan bu nice. te instant bi moom heure bu génnee xam naa ne. mooy loolu quoi après dina garaaw dara. sortie officielle single le 4 septembre recto verso lan nga bëgg a wax foofu wala dañuy bàyyi ba sortie ba single bi génn ñu wax ci recto verso c'est-à-dire. waaw recto verso ay mbir lañ boole quoi. boo xoolee affaire bi. ay techniques yu garaaw lañ ci teg. instant loolu tax ñu tëdd. waaw ñu tuddee ko recto verso si kanam si ginnaaw. ay mbir lañ boole. loolu tax ñu tuddee loolu. mais affiche bi c'est trop promotionnel. affiche bi quoi dañuy waxtaan suñu biir. affiche bi dafa am signe promotionnel boo xam ne moo ci génn. parce que triangle bi nga wane nii. voilà recto verso ça montre quelque chose lii triangle la. te lii bu ñu jëlee ci li nga xam mooy mun naa ne bible fi nga xam ne mooy bible formation yi. da cee bokk. Mbadou tamit. non non. affaire yi da ko wane sax non recto verso si kanam si ginnaaw yaa def. mais le triangle la lii triangle la. man loolu sax man question bu ma doon préparé. non lii triangle la parce que léegi boo gisee booy bees yi door a ñëw dañuy dugg ci affaire wala ñoom maanaam dañuy jéem a xool gars yi pour gars yi bàyyi leen xew wala lan la wala tamit da ngeen a bëgg a doon mais tamit lii triangle la. voilà parce que man bu ma gisee affiche bi loolu laa njëkk a constaté mooy voilà automatiquement triangle bi ngay njëkk a gis. voilà mais peut-être moom bio moo nekkoon mu wane recto verso mooy fa ñaari faces yu différentes voilà. mais tamit voilà dafa nekk benn aperçu boo xam ne képp ku xool affiche boobu noonu voilà dina xaw a. non loolu nga njëkk a bàyyi xel sax balaa ngay bàyyi xel li nga xam mooy triangle balaa ngay bàyyi xel li nga xam mooy recto verso bi nii triangle bi njëkk a bàyyi xel. aussi loolu da nga ko def pour jéem a attirer l'attention voilà attirer l'attention de la personne wala nu mu demee noonu. wala dafa ñëw de façon naturelle. non loolu dañoo toog noonu rek ñu jox ko. affaire bi nice. ak waa Repère Pro bi ñoo ko jox. maa leen di nuyu bu baax sama gars yi. su mel ne ay kamikaze. sama yeneen gars yi rek. ñu dégg yow dama doon laaj comme bi nga ne ñoom ñoo ko créé est-ce que ñooñu duñu ay formation wala yow loolu wóoru la. parce que yéen da ngeen di baax. ñoom kamikaze ñoom mbay laa waaw lu ma gën a jaaxal mbay laa moom fan yii béy. lu ma gën a jaaxal amul fenn lay yor gis naa sati bi. dafa ma jaaxal. mais damay wax parce que dafa bëri ñoo xamante dañuy bokk ci dara te xamuñu lu ñu bokk. parce que ñooñu noonu. mbaa amuñu ay link ak ay formation ak ay lobby quoi ñu leen jéem a dóor di leen fotoloo di leen et cetera te ndaw ñi bàyyi nañ ciy bàyyi xel quoi parce que nit moom foo nekkee da nga war a xam ñi nga nekkal ñu ñan ak fan lañ la jëmale ak yan projet lañu bëgg a sekk ak yow ak yooyu noonu damay dégg Sénégal la ñu naan bopp ak sa bopp intérêt rek gars yi léegi wóoruñu de donc Paco kii Kobza laataa ñuy dem ci li nga xam mooy rubrique bu ak mu neex bi dama bëggoon juste nga may ñu benn freestyle laataa ñuy dem ci li nga xam buy maye wax naa la fii rapport bu fi freestyle ma freestyle suy maye waaw man ragaluma loolu de booy maye déggoo ma na maye su bëggee jàkkaarloo fës fës bu tak man dama pare pour ça non tey c'est le bad boy bi nga di quoi tey gisoo kay may di bad boy Kobza kaay fi Kobza taxawal maa ngi moom ñu Kobza taxawal ma jox la waaw MC bu jox la garaawul ma ragal moro MC bu gàtt la bu gàtt baa ngi waaw Kobza kaay di aji ñëw aji jàkkaar la caméra nga maye gaay aja top c'est parti MC Ndiol de moo ngi rab te maa ngi soog a départ man lu ma teg nga feebar carte kat bi toog si keppaar ma rof ci roj sa gel di daw noonu li ma ko yéene 10 capitaine u game bi nekk président maa fi takk 10 yaa ngi woote BD maa ngi rab no nga ne dégg ma 6 léegi raba tourno yaa ngi dóor kolobaan rocci piis man la buuru màkk chef na gan na maa drisé ana nekk benn sant yàlla doo ñu déranger capitaine Zimba boy boy loolu kenn du ko tudd si plateau bi nag mais voilà bu gàtt baa ngi nii maa ngi raam ñu may niroo kon benn aati nii kana xama man dama mën a raab bana xam fuy raab bokkuma ak ñoom mbay laa rapport ñaay bi ma rapport dëkk bi laa damay teg freestyle improvisé punch line bang indi la neen jëlal dàll bi
aja MC yow aja na ko dal bu may jox benn dàll xaalal ma de yoon bi xoolal fu ma toll kàlla du ma làkk kàlla maa ngi rap di dem xoolal muural leen ma benn kàlla aw de dama mën a rap ma ndiga ma koy yàgg teeg MC Futur Mbay la fu ma toll ma leen dàkk rap dama toog c'est un proposition c'est le meilleur il est le meilleur yow xale bi mën a rab bi ma ne la capitaine Zimbabwe nga ne la bàyyi capitaine Zimbabwe dañ si teg kat mais kooku loolu noonu la tudd capitaine Zimbabwe kat sa ndey wax ma loolu de kii dafa mën a rab min kaa keroog laaj naa ko ba rapport bi fi ñëwoon keroog merci beaucoup dafa am du doon mais yow booy après dinaa la laaj yow dañoo rab wala dangaa sa yaay doon rab bàyyi booy sama wax ngay reetaan merci beaucoup comme ça vraiment dóob na vraiment donc ça montre que donc boy bi il est bien encadré il est bien préparé aussi donc il est bien aussi sponsorisé donc du ma la bàyyi nga nuyoo da ngay toog ci plateau mais ñu dem si rubrique Abou Neex sax nga doon fi rappeur tey léegi nga bëgg a doon comédien xool maa ngi ñàkk sax del ul musuwaar nag dama sonal nga ma waaye Abou del ul musuwaar dégg Abou loolu indi tey waa tey ñu ñëw si li nga xamante ne moom mooy Dieyla ak ki nga xamante ne mooy Dieyna Baldé xale bu jigéen bu rafet boobu ak ki nga xamante ne moom mooy Bril Fight foo di wax rek tey gis nañ amaana réseaux sociaux yi ñu ngi koy ñànkee di wax si ñoom mais li am ba am rek mooy daanaka dañu marié te ñun yëguñu ko quoi dañu marié waaw dañu marié loolu kay Bril dafa takk booy bi yóbbu ko gàllam di ko beñ di ko defal lu neex man dama la war de Ria xam nga Dieyna bul ma dagg su may wax bul ma dagg Dieyna liñ naan dafa am jigéen ñoo xamante ne balaa ñuy am jëkkër xam nga dañuy bëgg affaire bi booy bi dafa teel a bëgg góor non fii dafa bëgg góor bare moo bi taxawoon Diop Iseg ba nga bakki démo jaar dañ fi noonu Diop Iseg moo ko violé naka violé ko day ñeew day ngapati tey mu delluwaat mu demaat ci Bril jéem a teg diil Bril amoon magam boobu noonu xaw ma lépp am nañ information mais lu ñuy def moo ñaaw moo rafetul ba pare dama lay wax benn affaire rek xam nga la laa bëgg góor ñi ñoo war a am jom suñu bàyyi di teel a mooy yenn góor ñi sax laay wax rawatina yenn artistes yu ndaw yi nii dañuy dugg si hip hop bi wala dugg si milieu game bi rek commencé xooñ boo leen bàyyi teel a xooñ bi yow Bril yow soo xooñee nga dem takki jabar mais nga fexe xale bi dugal ko sa kër di ko jaay ma ne saar la nangam sangam wóor na ma ne yéen ñaar am ngeen lu mu bon am nañu rapport ay 50 pour am nañ la nga ay rapport 50 pour cent booy bi Bril da ko defaral bagage kii la lay de. est-ce que Abou Neex moom xam na li muy avancé nii est-ce que nekkul ay accusation yoo xam ne. par accusation yow ñoo xam ne tubaab yooyu ñu bëgg a def fii mu dem këram di fa fanaan nga naa loolu amul ñëpp xarit nañ seen bët. Dieyla kër Bril la doon fanaan. loolu ku fa rafetal da ngay seytaane diffamation ku fa rafetal naa noo xam nga dañuy bëggante déedéet mënoo bëgg nit muy fanaan sa kër guddi ak bëccëg yéen ngeen taxawoon ngeen bëgg ne defu ko dara def na ko dara defante nañ ba mu neex dégg nga dafa waroon toog kër ndeyam ak baayam ba ñu takk ko mais nag bëggoon diil bëggoon sàcc bëggoon def li ko neex moo tax mu dem di fanaan kër Bril. est-ce que loolu tamit bokk ci responsabilité parentale yi. mooy xale yi léegi seen parents yi kenn mënul leen dara. parents yi léegi te am na parents yoo xamante ne dañu banque mooy Sénégal amuñu xaalis ñenn ñi amuñu xaalis suñu gisee seen doom dugg si milieu boo xamante ne pour indi la alal dañuy jël parce que amuñu xaalis ñun li ngay naan ñuy tekki ñu ngi tekki ñuy baadool di gën a baadool soo gisee sa doom dugg si benn day indil chaque jour 500 000 200 000 da ngay jël loolu rek nga xam naa ne xale yi moom loolu moo leen ci dugal mais Bril dina fexe xam ne carrément góor moom góor la rek. waaw bu ñu wéetee ñaar ñetti rek. Mamay yow tey mais am naa beneen information de. voilà su ma amoon lu may wax si loolu. moom voilà comme si fu nga terminer Mamay ñëw. voilà comme fu nga terminer tout à l'heure rek. voilà fuite de responsabilité moom war na mën a bañ a am quoi parce que parent bu nekk sa doom moom mënul nekk lenn lu dul sa doom. voilà parce que sama papa dafa baaxoo di wax li ma wax leen man en personne. daf naa ma soo demoon ba nekk un milliardaire sax du ma jóg si di la conseil di la teg si yoon bu baax bi quoi parce que jàpp naa ne sa doom lu mu nekk un artiste connu au niveau international sax voilà su dérapé war nga ko mën a tegaat sur les te muy dëgg parce que nit ki da ngay am kilifa parce que jigéen warul mën a débarquer sa kër yaay sa kër papa voilà di dem di dëkk ak góor loolu moom voilà conseil bu may jox jigéen la parce que boo xoolee dafa nekk tendance bu bees au Sénégal parce que jigéen ñi actuellement iPhone ak voilà promotion canapé comme ni ñu koy woowee dafa bari si li nga xam ne mooy au niveau du Sénégal parce que jigéen ñi léegi sàmmatuñu seen ngor amatuñu ay valeur la majeure partie nag laa wax parce que voilà dama généraliser parce que y a des femmes yoo xam ne dañoo nekk des femmes de référence voilà ce sont des femmes battantes ñoo xam ne ñu ngi toog seen pooju yaay di xaar koo xam ne ñu ngi xaar bés bu rafet ñu dem sëy donc je donne un conseil à toutes les femmes yi nga xam ne
ñoo nekk sur le droit chemin. ñu gën si nekk ñi nga xam ne nag ñu ngi si lancé bu nga xam ne peut-être ñeneen ñi ñu ngi koy banaliser ñu jóge si. voilà parce que c'est pas le bon moment. donc tey Kobza ñu gis aussi parfois yenn manque de respect yoo xam ne parfois yenn jigéen dañu koy def envers eux-mêmes donc ñu gis parfois tamit jigéen ñi bëri léegi alal dana leen jiital. bëgg-bëgg maanaam tey jii nii ne sa benn xarit yor iPhone nga bëgg ko da nga yor iPhone tey jii yow étant porteur de voix tey jii nii boo ñu doon wax tey lan ngeen ci mën a wax tey. non ndax jigéen ñi koy bàyyi. non instant mooy loolu quoi. instant bi jigéen ñi njëkk ñi ak léegi boo xoolee. waaw ndax xale yi léegi moom mooy loolu. ñoom xaalis ak liñ. amatuñ verdun quoi dañ joxe xaalis rek da ngay am li nga bëgg yëpp. waaw. iri guddi iri bëccëg. instant yi leen wax rek ñu toog leen foo ñu nay. voilà ñoo koy gars yi waxee. iri guddi iri bëccëg rek. voilà justement loolu effectivement à part loolu lan la ñuy. à part loolu am naa leen de mais gis nga xale jigéen nañ bàyyi dugg góor baaxul. del dugg góor mais nga bàyyi ba toll ci. ba toll ci. alal jiital la xale yi quoi billaa wala sérieux li may wax nii dafa nekk ci man. gis nga Sénégal dañu war a yaraat nit ñi gi parce que lii tey su nekkoon man la man moom. ak loo mënta rafet wallaay wax naa keroog si jotaay bi ñu toogoon. du fanaan suñu kër man loolu man xam naa ko parce que am na loo xamante ne du ñaawteef bi dëgg la Dieyna Baldé am na ñaawteef bu rus na xam nga ñi mbokkam bi rus nañ mais biir tamit am na ci benn part de responsable boo xamante ne muy loolu ay mbokkam ñu ngi ko ci ŋàññi. waaw deuxième point bi rek mooy li nga xamante ne moom mooy. Alioune Badara mos ngaa gis ko jong ñaari yoon Alioune Badara jonguwaat laay dégg biir Sénégal jonguwaat mais waxuma sax si jonguwaat parce que ki wax jonguwaat maa ngi koy nuyu vraiment di nit ku baax nag amaana moom ni muy waaraatee la muy suñu sëriñ Ira Ndaw ni muy waxtaanee la parce que yàgg na fi indi ay exemple di indi ay ne la ñuy sangoo farata di teg ay monoké yooyu mais lan moo tax sénégalais yi am ñoo dañuy yàq milieu art bi parce que rappeurs yi dégguma yenn rappeurs yi di ko saaga wala di ko xas regguma comédiens yi ku si mel ni ñoom waaju baax maa ngi nuyu à passage ñoom Saneex di ko ŋàññi di ko saaga mais ay élèves wala ay étudiants wala ñoo xamante ne dañu nekk si YouTube bi ñoom du ñu artiste TikTok moo leen boole ci art bi ay journalistes yoo xam dañu bàyyi seen métier nekk si art bi léegi ñoom ñooy toog di saaga Ira Ndaw di ko corriger nekk ci plateau télé yi di ko saaga di wax ne lii wala laa tey ku ñu tuddoon sa jongu baay doo wax ku fi sa papa taxaw ne damaa jonguwaat doo taxaw si biir ko gi di ko wax waaye papa jooju bu ñàkkee fulla tamit toog na. ñàkkul fulla day waaraate. bàyyi la ñàkk fulla mais loolu du ma ne day waaraate gis nga yéen da nga naa yéen si boobu yéen amul déggin te damay dégg sama benn maam bu ko wax mu ne ma gis nga am na téere boobu mu ngi tudd naxaw boo ko jàngee naxaw téere boobu mu ngi man du ma si xoos parce que man xaw ma dara mais naxaw moom xam naa ne téere la boo xamante ne képp ku ciy firi day leer nañ mais Ira Ndaw bu waxee loolu waruñu taxaw di ko saaga di ko wax yenn mooy man comprendre ma quoi te wallahi am na loo xamante du resté moo ko ci dama bëgg Macky Sall moom laay waxal en tant que président Sénégal ñun artistes comédiens yi non am na ci droit ñun artistes comédiens yi dañuy jouer pour bëggal askan bi pour étaler askan bi mais dafa am ñu si rax ñoo xamante ne du ñu ay artistes kon Ira Ndaw da nga bëgg artiste comédien déedéet waxuma la Ira artiste de dama ne ñun artistes comédiens yi jóguñu ngir yàq théâtre dañuy jóg ngir bëggal askan bi retaan loo leen parfois ni wax moo yoo xamante ne yu àggul la comme man ni ma koy defee xam nga day laalante yooyu yëpp ay reetaanlu la xam naa nag muy loolu mais dama bëgg nit ñi bàyyi nit bu defee dara Wally Seck wala benn sëriñ wala benn nit wala benn rapport def benn erreur rek ñu koy saaga tiktokers yi commencé di ko saaga di ko wax yenn moom mooy te ñoom du ñu artiste. waaye léegi ma wax la dama lay wax dara parce que ñu ëpp xam-xam Ira Ndaw ñoo fi ne. waaw par exemple quoi. waaw ŋàññi ma ko wala autre chose. parce que kilifa la. mais maanaam da nga mës a dégg yow ba àdduna ba léegi ab kilifa diine. koo xam ne day toog di wax ci wàllum diine ñi di ko déglu. muy toog di wax ay jongat même bu dee dafa jox ko 4 fois sax du yoon mu jàkkaarloo askan bi di ko wax loolu man pour man manque de respect weesul nga jàkkaarloo askan bi am ay doom yu toog seen kër di la seetaan nga ne man damaa jonguwaat même boo jongoon 40 fois sax. waaw am na ñoo xam ne jonguwuñ mais tey man du yoon moom mu toog si télé xam nga ñëpp du ko seetaan mun a muy wax ay jong ma may pour man. voilà man lu ma am si lu may wax si loolu de moom de xam naa ne dina bari du bari parce que comme fu Abou Neex commencé rek. Ira Ndaw dafa nekk benn kilifa boo xam ne voilà ñun ñëpp dañuy rafetlu liggéey bi nga xam ne moom lay def. tout d'abord. voilà parce que toujours mu ngi ramener la population kenn ku nekk lu muy wax toujours dañ siy gis sa bopp di si jàng lu bëree bëri. voilà man dafa nekk loo xam ne tamit d'une part voilà c'est pas beau à entendre wala c'est pas quelque chose boo xam ne c'est recevable. voilà yombul nga koy dégg nii mais peut-être man
voilà man j'ai pas les idées mal placées comme ñenn ñi. voilà parce que am na ñoo xam ne moom buñ déggee teel rek nee nañ ne damm na. waaw voilà parce que sénégalais yi dañoo taamu en fait loolu mooy comme lu abu neex. ñeneen ñi duñu artiste dañuy bëgg ci géew duñu artiste. milieu kii bi. art bi si boppam. dañu gis ne carrément léegi ñëpp dañu lancé bëgg nekk des comédiens. même coronavirus bi gis nañ ko. le cas du Covid 19. gis nañ ne carrément dañ ko bëgg a def comme genre faux commencement bi noonu lañ ko doon def di ci comédie di ci def te c'est des choses yoo xam ne c'est plus que du sérieux voilà ça demande du sérieux donc bu ñu heure sérieux jotee que ça soit voilà lu mu mënti doon na si Sénégalais yi tey def ci des nu mu tudd des distinctions jéem a xool fan la dëkk bi féetee mais ñu bàyyi comédie bi wala ñu wàññi ko merci beaucoup wala ñu bàyyi ko ñi nga xam ne ñoo ko moom les une minute d'abonné parce que foofu duñ ci waxaat parce que waaw duñ ci waxaat dëgg la mais damay wax rek askan bi ngir yàlla nañu bàyyi ku nit wax rek ñu dal ci kawam parce que yow li nga waxee ni dafa rafet Mambay ni mu waxee dafa rafet xam nga wax nga ci Iran li mu def waru ko woon def mais rafet na quoi pour man loolu conseil la rek pour keneen kuy toogaat ci réew mi di waxaat mais ñenn ñuy wax di saaga laay wax nañu bàyyi saaga yi yokk affaire yi di ko montage di wax di wane ci affaire yi loolu bokk ci culture du Sénégal léegi mu ñu di abonné tey lan laa indi di sax ci temps moom damay xaw ma may la léeb benn léeb bu neex soo ma mayee du ma léeb waaw wala mooy nga léeb ma léeb léebal doo ma léebal rek tey léebal rek mais dafa am cax bu ma bëgg a cax gars yi nag da nga koy cax après lundi gars yi waaw gars yi tekki ko lundi waaw acca pax tiim pax di seexal pax gars yi jàpp leen boobu dégg nga pax tiim pax di seexal pax pax tiim pax astafurlah di jox pax muy lekk boobu après ñu teg ko léegi lépp xel yàlla na dee non indi moo lu garaaw te ku ko firi dinaa la jox dara xel yàlla na dee waaw ko digaal ak waa zone 7 xel yàlla na dee waaw léegi may ñu tey léegi benn pël la ak benn naar xëy na soo samay weer dama gis benn pël la ak benn naar ak benn tubaab ñu àndoon di benn restaurant bu ñu demee si restaurant bi nag yàlla def xam nga rek gars yi moom dañuy tàmm di commandé ni ñuy commandé nag tubaab bi ñëw après mu ne ko bien ou bien ou Fanta ou Coca xam nga da ngay déglu da ngay am dégg man sama wax du leer waaw indil ma ou bien wala Fanta kii ou bien Fanta wala Coca ndax Fanta am na wala Coca am na léegi tubaab bi ñu indil ko Fanta kii Coca séeréer bi tamit jékki-jékki rek laajte mu ne waaw ou bien wala Fanta mu ne ko non Fanta moo fi des mu ne ko indi Fanta mu indi ko Fanta léegi nag pël bi moom muy xalaat moom muy xalaat la la war a commandé de xam nga tubaab bi commandé na Coca kee commandé Fanta moom muy xalaat la lay commandé indil ma ou bien moo gën a sedd ou bien moo gën a sedd indil ma ou bien moom fàtte na ne ou bien loolu moo la quoi. allez merci beaucoup c'était les une minute daa abu neex donc laataa ñuy yëkkati li nga xam mooy jotaay bi ñu bàyyi ki nga xam ne mooy Kobza rek mu def les mots de remerciement laataa ñuy équité li nga xam mooy plateau bi. mais comme Kobza wul nga Kobza rab bi dugg nga ci def nga lu ngay def te gis nga li nga fi def vraiment dafa nice da nga inspiré wu rek wala da nga am idole amoo idole. ku fi ñëw na amoo idole bàyyi leen loolu amoo idole. si dafa leer. voilà donc ñu bàyyi la nga tàggatoo aussi jox gars yi rendez-vous le 4 septembre comment faire pour am li nga xam mooy single bi ci yenn page nga ko mën a fekk tamit. waaw le 4 septembre incha allah c'est le son bi génn. oui son bu garaaw sax après dina disponible YouTube ak Instagram ak Facebook loolu dina disponible fépp daal. page bi ban page ngay kàllaate pour mën a am. MC Kobza l'officiel. moo nekk ci compte yëpp. moo nekk ci compte yëpp. YouTube beeg. Instagram ok donc ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw maa ngi kontaan ci invitation bi. ay di bëgg gars yëpp. ay ñoom awu neex ak grand bi. ay grand yu ko lañ la. ak liggéey bi ñu doon wax ak yaa ngi bàyyi laa bi mu ko fàtte fenn. kër yi am na ma ngay béy. ak waa Repère Pro yëpp. sama maafu yaa bi. ma waa Gaale du ma bàyyi kenn waa borom 2 sax maa leen di béy. dañ ko wax naa wax ay nit yu baax quoi. ay nit yu cool dama gën a xam. mu mel ni Mbaye laa jàpp na ci carrière bi. yii waaye saa yi dañuy jàpp naa est-ce que. waaw et tant dama ragaloon trop sax mais moom. dëkk un jour dama jaaral gaal. après mu aw gaalem. léegi après mooy teg si ko di ma expliqué ba instant yi mu téye ay. am nga fit mag sax dama leen di. foog pour ragal foog yaa leen di foog yéen non gis naa sax nga faj benn rapport fii nii. fajuma rapport bu gàtt bi. am na rapport bu gàtt taxawal fii. ay ñoom diir ñoom ngaaga da leen di foog de booy bi dafa am ay lyrics. ayca merci beaucoup donc abu neex nga tàggatoo. waaw maa ngi nuyu ñu doon seetaan di bëggee ñëpp di wax na gars yi lépp lu fi ñaaw rek nga xam ni xam nga ñun la quoi di rafet rek nga xam ne yàlla la. di bëgg askan di kontaan di bëgg ñëpp kontaan di jégalu bu baax a baax si yenn débat bu tàng bi nii moo toll foofu noonu foo lu waaye nekkee faa nga tàngal parce que dafa rafetul dafa ñaaw
di nuyu nag ñi nga xamante ku ci mel ni waa kër ñoom jaawa yi di nuyu sama caméraman Boubacar Diaw sama caméraman bu ñaawul bii Balde waaw Balde moom day biddanti rek fan yi daa commencé du ma koy wax ci plateau bi day biddanti day biddanti rek Babacar Balde di nuyu nag ñoom Maodo Diaw ñoom Penda Diaw ñoom Tula Diaw ñoom Pa Diaw Seydou Diaw ñoom Raki Diaw waaw waa famille Diaw rek. non de la famille Diaw bu jeex waaw kon la famille Diaw maa ngi nuyu waa kër ñoom Pa xam nga damay faral dégg gars yi naan olof Ndiaye nee na ku lim juum ku lim doo juum de da nga dul matal waaw ok mais man mun naa lim matal bu dee temps bi am na leen matal yaay yoo xam temps bi jeex waaw di nuyu ñëpp daal di leen nuyu comme ça ñu ngi lay encouragé nag naa la gëmal sa bopp parce que xale bu ndaw nga ku la xool xam ne xale nga wax sax xam naa ne mënu koo ko mais li ngay teg non su suy waxtaan lii da nga xam ne mënul wax mais buy rab lu garaaw lay teg kon dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam yàlla na ko yàlla may ndam fexe na jàpp sa ménageur yooyu nag ku ci mel ni mbay laa parce que man xamee naa ko si Bangalore dafa baax dafa mel ni bay di rek kuy kamikaze mooy gars yi dina mooy tóor tof yu baax yi dinaa joxe numéro am après waaw jox ma niiw ma ko ngeen di ko woo su ngeen bëggee ay shot booy dem la dose góor nag laay wax góor naa bind numéro am ci barre écran bi góor voilà donc jox ko gars yi képp koo xam ne da nga bëgg shot yu baax yu góor bëgg a sot mu ñëw mu sut góor ak jigéen ñi moom non su tinul jigéen de kooku nga xamante ne dafa bëgg jigéen su tinul jigéen laa la wax waaw yow moo très cher voilà dañuy amaan mbégte bànneex bu yaatu comme ni ma waxoon ci début bi rek voilà di kontaan lool ci plateau bi di remercier suñu invité bi di ko wax tamit mes encouragements di ko encouragé bu baax a baax di wax yàlla na abi neex comme ñaanal na la moom voilà suñ borom dina nangu ñaan parce que c'est am nga ñëw fi ba mu ñaanal ko donc voilà dafa nekk lu doy waar voilà di la wax bonne continuation te boo nekkee si benn mbir moom suñu borom dala ciy fekk si voilà c'est pour ça parce que ngëm-ngëm bi rek moo am solo pour man ak détermination yeeg engagement yi tant que moo ñu fi rek volonté boobu gis naa ne am nga ko voilà yàlla na suñu borom teg la loxo ba ñu lay dégg fi ñuy dégg ay dip wala pourquoi pas nga sut ñooñu ba dem au niveau international voilà di remercier waat ñëpp di kontaan bu baax si mon très cher AVD di kontaanaat bu baax a baax ci le travail que bi nga xam ne moom nga nekk di def au niveau de la télévision di nuyu toute ma famille di nuyu aussi team Prince Lébu di bëggee gars yëpp di leen wax à très bientôt waa team Chicago voilà di bëggee waa gars yëpp dangay tàggatoo acca mu ngi noonu fii dafa tàng man xaaruma sa tàggatoo sax da nga réew yow man maa gën a réew il n'est pas sérieux quoi kaa leen ngir yàlla kaa leen dem bu leen ko xaar mu tàggatoo kaa leen ngir yàlla ñu dem kaa leen ñu dem il n'est pas sérieux. Allez, merci beaucoup. C'était Café Matinal. Là, d'abord, nous remercions son invité du jour. Il s'agit justement de qui est Kobza, donc donne à ce rapport, donne aussi un espoir, donne aussi un jeune talent ici à Bambilor. Donc, bon vent. Je le remercie encore pour cette invitation. Donc, parce que j'aime pas trop. Dès que tu goûtes là, aussi, on accepte l'invitation. Donc, je le remercie Bahaba. Je remercie aussi son entourage en commençant par ki nga xam ne mooy Mbayla aussi Kamikaze Repepro donc di leen ni ziar baax ba di rendez-vous lundi inchallah d'ici là portez-vous bien coucou à ma matériel depuis Ngathie Naoudé je t'aime fort.